mi fi teew maa ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di rafetlu jataay bi di ñaanal ki nga xam ni tey moo waral bis bi muy Adji Diatta duma ni buleet fii ci Grand Standing le 8 mars fii la woon maak Adji Diatta ñu taxaw ku mel ne Idrissa Gueye seedeel ko li mu def ci biir Grand Standing kon su ma fi dellu see tey ànd ak faamu Benno Bokk Yaakaar yi ma fekkaat fi kanam yu mel nii damay sant yàlla xam ne Adji li muy liggéey mi ngi avancé parce que daf ko teg ci yoon di liggéeyal ku jar a liggéey muy le président Macky Sall ñun nag les femmes de Benno Bokk Yaakaar ñun suñu objectif mooy accompagner Macky Sall ci li nga réalisation yi nga xam ne mi ngi koy def bi ñu wax le plan émergent bi nga xam ni Macky Sall mi ngi ko tàmbali ci biir Sénégal di ko def sénégalais yi yëpp teg ci seen bët kon tey ñi nga xam ni dañu booloo tudde seen bokk Manko Wattu Sénégal yaakaar naa ni bala ngay Manko di wattu Sénégal da nga war a Manko wattu sa bopp mais ñoom wattuñu seen bopp ndax dañoo fekk lu ñu defar président defar ba teg ñu jeexi jaaxa amuñu fu ñu jaar ñu ne nañu nax askan wi nag dañoo yeewu ndax dañoo teg ci seen bët li nga xam ni moom la président Macky Sall réalisé te boolewu ko ak wax li mu réalisé léegi samay doom wax nañ ko ci këru diine yi réaliser ko ci famille réaliser ko ci tout tànk yi réaliser ko ci ñi nga xam ni sax tey jii seen loxo jotul woon seen ginnaaw pour que seen doom yi mun a nekk ci biir université mu jël seen njaboot fayal leen fu mel ne ITECOM fayal na fa ay jeunes yoo xam ne tey ña ngi fay dem di jàng tey xale bu am bac dinañ la orienté nga am ci université boo ne te je crois ay année passée loolu amu fi woon maa defe ni tey Sénégal mi ngi soog a am président bi nga xam ni soxla woon na ko président bi nga xam ni tey moom la ñu yaakaar ni tey mooy gunge jeunesse bi président bi nga xam ni tey moo xam li nga xam ni jigéen ñaa ngi koy mbébét mu di ko def sénégalais yi dofatuñu duñu toog sax di tudd kenn parce que duñu leen defal promotion ñun suñu promotion jàll na mooy plan émergent bi nga xam ni moom la ñu Macky Sall tegal ñu soox ci di dem di ci liggéey boobu ba léegi wax ji nag mënuma koo guddal parce que tey faamu Benno Bokk Yaakaar yi toog nga xam ni dañoo takk seen sër ba mu dëgër jug xool jigéen góor ñi nga xam ni tey jii ñi nga ànd ak ñoom di liggéey ñu leen di jàppale ñoom ñu ni tey jii fépp foo xam ni seeni càmmiñ seeni nijaay seeni papa ci biir APR war nañ fa taxaw ñoom danañ fa taxaw bala ñu fa yegg tiitatuñu ragalatuñu te ay jigéen ñu jàmbaar lañu. jël ay nuyoo déjà di ko teg ci loxo sunu grand Demba Diouf le directeur de cabinet du ministre des Forces armées di nuyu responsable yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew yépp te jël kàddu wax nekk les responsables des femmes de Benno Bokk Yaakaar fii Thiès di nuyu Adji Diatta mi nga xamante ni moom moo organisé lii di nuyu ñi nga xam ne yépp ñoom ñoo fi teew ci mbooloo mi di wax ni li nga xamante ni moom la fi jigéen ñi wax ci ay discours dafa doy sëkk ndax wane na ni yéen li nga xamante ni moom mooy tax politique nit man ci gagné yéen a ngi koy def moom mooy la proximité te proximité weesuwul dem ci koñ yi dajale ñi nga xamante ni information yi mën na bañ a egg si ñoom ngeen daje ak ñoom waxtaan ak ñoom kon vraiment ñi leen di encourager bu baax a baax di wax ni initiative yu mel nii suñ ci mënee def ay centaines yu mel nii avant les élections yaakaar naa dinañu dimbali lool bu baax a baax ci campagne bi may wax ni rek li nga xamante ni moom laa bëggoon wax mooy ñun amuñu affaire li ñuy def parce que élection législative yi njëm nii du élection législative on a affaire à une bande de délinquants parce que ñi nga xamante ni dañuy wax ni ñoom ñoo nekk Manko Taxawu Sénégal ku ne xam ni c'est une coalition hybride qui n'a pas de sens nan la nit mën a taxawee ku ci mel ni Idrissa Seck yow nga wax ni Karim Wade nee nga dañu comploter pour mu génn réew mi
nga tourné wax ni leer na la sa yaqin ne Karim Wade def na tey ngay taxaw di wax ni nañ ko défendre pour mu ñëw boobu nit il est inconséquent avec lui-même. beneen bi ci des mooy dama bëgg ñu comprendre ni ñii boo gisee seen ànd bi ñu ànd nga xam ni tamante nañu dëmm waxante nañu lu ñaaw seen biir xeexante nañu seen biir ba dañuy waxoon parce que bu ñu fàtte mukk ne Idrissa Seck moo tourné woon waxoon ni ànd ak Ablaye Wade c'est une double abomination sur le plan social mais sur le plan moral. kooku tey bu fekkente ni dafa renier à ses convictions tourné waat di jëlaat ñooñu di wax ni nañ dem c'est parce que ñaar dal na ko benn bi il est en rupture de ban avec la société parce que nit ñi bàyyi nañ ko mais beneen bi ci topp mooy amatul fu mu jëm te wóolootul boppam moom ku ne xam ni non seulement il est égoïste nit la koo xamante ni gis na yaakaar na ni ku mu àndal moo la war a jiite yaakaar na ni moom rek moom moo war a nekk le numéro 1 ni mu ko daan woowee te numéro 200 sax du ko doon parce que sénégalais yi dañu pare ci moom. kon ku mel noonu su taxawee naan damay ànd ak ñoom te ku ngeen jiital d'accord naa ci su ngeen ma defee chargé de communication sax d'accord naa ci c'est parce que xam na ni sénégalais yi amatuñu benn confiance ci moom ñun nag ñun ñu nekk Thiès dañu war a am xel suñu bopp li ñu amee xel suñu bopp mooy su fekkente ni dañu nekk dëkk boo xamante ni président de la république da ko boole ci ay priorité am ci plan Sénégal émergent boole ko ci priorité am ci ay PUDC boo xoolee la carte universitaire dañ ci beral Thiès loxo boo xoolee l'action bi jëm au niveau des femmes président da ci beral Thiès loxo boo xoolee les infrastructures parce que même ñoom ils font du dilatoire parce que tey ñi ngi wax ni tali yi nekk si biir dëkk bi ñoom ñoo ko fi def c'est pas vrai c'est des chantiers de l'État du Sénégal avec l'AGEROUTE loolu dafa baax Thiessois yi xam ko beneen bi ci des mooy bu dee sur le plan de l'électrification xam nañ ni électrification bi li ci jot a dugg ci biir Thiès yëpp État du Sénégal moo ko def moi je suis conseiller municipal président de commission à Thiès Est amul benn poto lampe boo xamante ni samp nañ ko fi ñu ne lii mairie moom moo ko jël def ko fi loolu amul ñu bëgg nit ñi yeewul te am xel xam ni Thiès la koy développer wala ñun nous avons marre de s'opposer lan mooy waral Thiès waaye à chaque fois bu fekkente ni dañuy dimbali président de la République dañuy wax ni ñun ñoo ci des ginnaaw loolu la ñu bëgg mu jeex fi looloo tax dañu bëgg élection législative yi ñu jëm Thiès lekk la locomotive de la victoire de Benno Bokk Yaakaar au niveau national et ça c'est possible parce que ku gis démonstration bi jigéen ñi def ànd bi ngeen ànd parce que cette méthode de travail là yaakaar naa ni c'est inédit dans l'histoire politique de Thiès te buñ ko amee c'est grâce aux femmes de Benno Bokk Yaakaar parce que bu njëkk dañ daan toog ba campagne ubbi ñu soog a jóg di dem bi yoon teel ngeen jóg jël seen ay moyens ak seen temps ku ne xam ne heure bi guddi na ngeen dugg ci koñ yi di def ay débat di wax ak ñoom leader politique bu nekk Thiès daf leen ci war a encourager beneen bi ci des xam nañ ni aussi vous êtes extrêmement imprégné des réalisations du président de la République sànq bi ma dégg la Maïmouna Sène di def discours je disais à mon ami Tafa que ni ça c'est un discours de très haute facture politique parce que nit ki aussi boo koy dimbali da ngaa war a xam li nga koy dimbalee lan la xam lan la liggéey lan la ngir buñ la ci laajee nga mën ci wax. di nuyu le directeur de cabinet du ministre des forces armées sunu mag le DC Demba Diouf di nuyu jigéen ñi fi teew ñëpp ku ci nekk mën nañoo jaar sa tur mais am nañu aussi lu ñu mën a wax ci yow ci liggéey bi ngeen di liggéey dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais dañ koy tënk rek ci ki nga xam ni moo xewle tey muy la grande responsable Adji Diatta man nag comme ni mu ko waxee léegi bu El Hadj waxee ba pare damay am tuuti problème mais dama bëggoon ñu waxtaan comme ni ko le maître de cérémonie waxee sur les réalisations du président de la République Macky Sall son excellence le président Macky Sall maanaam tey bu ñu jëlee lu mel ni santé duñ fi ñëw di jël 2012 ba léegi mais ñëpp leer na leen ni c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal 150 ambulances médicalisées dugg ci biir réew mi jëm ci population yi. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal mu am ñetti ñoo xam ni at mu ne dinañu yóbbu lu mat téeméeri nit mu am gratuité hémodialyse
yéen jigéen ñi xam ngeen ko césarienne yéen jigéen ñi xam ngeen ko mooy ndaw ñi am 0 ba 5 ans yéen jigéen ñi xam ngeen ko mooy par exemple diabète ñëpp xam nañ ni tey ji def nañ ñu fexe nañu ba ku ko yor booy dem di faju ji dootoo fay dara. jaajëf président Macky Sall yow mi gis ne tey jigéen ñi ñoo ëpp ci Sénégal jigéen ñi ñoo yore kër yi ndax ku defar jigéen defar nga kër ku defar jigéen defar nga famille mu ne kaay leen maa ngi leen di jox bourse familiale ku am sët boo xam ne dafay jàng bu école ubbee di nga am loo jënde ma jox la 5 000 junni par weer mu ne ku am doom boo juddoo ba muy am 5 at boo demee hôpital doo jëndati garab doo fay consultation mu ne CMU couverture maladie universelle boo gisee ma siy ñëwaat parce que loolu yëpp ñun jigéen ñi la parce que nag ñun jigéen ñi ñoo sonn ñoo yore goro yi bu goro feebaree yaa yóbbu kër ga yaa yóbbu hôpital enterré ko toog bu ordonnance amee yow lañ koy tàllal bu sa goro ambee war a am doom yaa koy yóbbu hôpital buñ koy opéré yow yaa koy taxaw mu daan ne léegi jigéen ju ëmb buñ la césarienne gratuit la kenn dootul fay césarienne waaw loolu yëpp ku la ko defal waaw léegi ñun jigéen ñi kon lu nu war a def takku inscrire nu nanu ñun ñëpp massivement xale yii dama leen di sant di leen gërëm parce que nag man aujourd'hui dama xalaat ne woon du nu am relève mais on aura une bonne relève yaa lee Maïmouna Sène yaa lee Aram Silla yaa lee Oumou Mbaaj yaa lee Asugay Njaay yaa Aji Jàpp ñooñu rek relève lañu kon xale yooyu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax gën leen takku liggéey bi ngeen gën koo yaatal gën koo taral wuti nit ñi seeti mag ñi seeti jeunes yi pour lépp jëm kanam. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku ci nekk ci turam ak santam nuyoo bi nag maa ngi ciy jiital sama ndijaay bopp suñu kilifa le DC du ministère de la force des forces armées monsieur Demba Diouf di ci teg honorable député Tafako représenté ko ak El Hadj Diallo représenté Gëm sa bopp Maodo Malick Mbaye di nuyu suñu yaay baax yi maa ngi koy commencé ci suñu coordonnatrice muy Tamati taajee ma dafa am solo foo daanele sànq nga ni Tamati tubaar fakkal la dafa yor jikkoy pusoom di ñaw kii mën maa la mën a wax ci moom ndax dañoo yàgg ndax maa ko fekk lycée Malick Sy mu doon sama yaay dalal ma di fa def lu baax di fa wax lu baax ba ñu feeteel ko retraite daaw kon yow Tamati yow man maa war a wax ñu bokk Jolof nag ma juddoo Daara Jolof xam ma bu baax doon sama yaay bopp di nuyu taajee na ma Diallo mi nga xam ni borom këram sama professeur la muy Amath Camara di nuyu sama sœur yi Asugay Njaay su ma limee damay juum ta Xadi Jóob Sàll ngi nii toog ngoone démb nga xewle woon mu neex ñoom Ndey Fatim Fall ngi nii koddu sama doomu ndey sama xarit ñu ànd nekk ci terrain bi lu yàgg a yàgg Tafako ci suba école la jóge barfakal la waa kër APR waa kër Macky Sall ñëw def fa doom bu am solo ñëw maye fa photocopieuse bu am solo ànd ak Mariam Diop Silla muy Ablaye Fall bi nekk ministère de la jeunesse mu nekk fierté ci ñun tonton Demba Tafako mi fekk na ko vraiment muy acte bu ma neex ma ni tey sens def ne ma tey seen waa parti xewle ma ne ko waa APR xewle dama bëgg ndax dama lii laa bëgg président Macky Sall lii la bëgg kuy def ay action ndax lii sama pour amoon nañu problème photocopieuse am problème lu ne Maodo Malick Mbaye ñëw na indi ñu fa ay ordinateur 5 ordinateur portable keneen def ministre Augustin Tine barki Dembo Ndiaye ba ñu amee défilé ba moo ci dugal loxoom ak Abdou Mbow ak sama tatandey Tika Ndiaye kon waa APR ñi ngi toj Thiès ñi ngi liggéey macha allah ñi ngi liggéey ci xale yi ñi ngi def ci école yi ñi ngi def fu ne ci koñ yi parce que lii dafa am solo animation politique yi li ma wax pratiquement ñëpp wax nañ ci ndax sama domaine Tafako daanaka
wax na ci université yeeg yeneen ak yeneen ku ne xam na ne bu njëkk ba nit ñi dañ daan njëkkante Dakar duñu am fu ñu tëdd parents yi sonn fu ne nga dem xale yi di fanaan ci mbedd yi mais léegi université de proximité yaa ngi fi ISEP baa ngi fii leneen ak leneen daanaka li ma bëggoon wax yëpp ñi jël parole wax nañ ko kon damay ñaan yàlla sunu ànd bi yàlla nañ ko yàlla saxal lii buñ ko continuer incha allah ndam rek la ñu bëgg biir Thiès ñun ndam déjjati di ki fi nekk sànni koy ginnaaw géej lañ koy sànni sax gisoo maa ngi ko taxaw Sénégal léegi ñu tasaaroo ndax jubóowuñ seen biir amuñu programme kon ñooñu man aw ma ak ñoom affaire gisa nii ñu def nañ ko def koñu rukkoo rukk garage yeeg bu ñu xeeb garage kalandoo yi fu nekk nañ fa dem door tàmbali bi la rek nee naa leen malade ya ca lalee sax ay électorat la ñu am ndax ku ci tëdd feebar boo nee sa waa kër voté la président Macky Sall mu voté la pour sa sécurité sociale yaa ngi ne ku ci ne am nga ci sa koñ kon nañ leen góorgóorlu xam ne Macky du nuróowul ak kenn bokk du como du baadoolo du lenn baar fakkal la Macky Sall ku ne xam na ko mbër la moo xam ni boolewul ak dara ak wax daa yor ay liet naam ñag ñu nekk ci ay terrain bi di liggéey kon nañ leen bàyyi waa mankoo xaw ma tasaaroo xaw ma taxawoo ñuy def li leen neex di wax lu leen neex waaye ñun moom incha allah ndam rek une victoire éclatante sans équivoque incha allah au soir du 30 juillet 2017 ba 2019 incha allah ñu ànd ak Macky président Macky Sall jiital ko palais ba. maa ngi leen di nuyu ci turu Benno Bokk Yaakaar di leen gërëm di leen sant maa ngi jiital ci nuyoo bi sunu doom yi toog fii Benno Bokk Yaakaar di sunuy càmmiñ di ci jiital Demba Diouf yow yaay jàppale ku jàppale nit nii ngay def ku ne xam na ne amuloo jot ndax li ngay liggéey ku koy liggéey jóg ñëw fii heure bi dee mu fekk la fi nga daw defati loo xam ne daf nuy aar ñëwati ci guddi gi dellu te xamuñ fu ñuy yem ak yow dan lay ñaanal yàlla sa bakkan bi diw nag ñu jëla yóbbale ci Augustin Tine wala ñoo commencé il faut ñu nuyu ko ndax dafa def lu rëy dañoo bëgg a doxantu mu yëkkati ni million am leen doxantu mooy di lay ñu nekkee ñu commencé ko nag fas ko yéene te duñ ci dellu gannaaw benn yoon ndax gisatuñu dara lu may Macky Sall mu gañe te teel a gañe nag parce que bëggun sax benn gañe bu ñu laam-laame ñu teg ci directeur de cabinet Mame Mbaye Niang dañ ko téléphoné ndax ñun nag dañoo passé yor ay sac di wër bureau yi naan jàppale leen loolu moom passé nañ ko moom yor ay sac di wër bureau yi naan jàppale leen duñ ko defal kenn waaye nag dañu téléphoné di ci ne ñoo ngi ci lii kuñ ci fekk nu jël mu gaaw lool jël téeméeri junni andi ko ba ci nun jox nu ko kon ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm monsieur Diallo lii nga def sa discours dégg naa ko bu baax parce que wax bari na waaye wax luy jëriñ nit ñi nga xam ne empreinte lay doon da nga ko def ci xale yi man jàpp naa bu baax di ko xam di gërëm mbooloo bii ñu àndal xale yi nga xam ne dañoo set loxo bëgg lu baax ndax maa bëgg Macky Sall wax ko ci làmmiñ dafa yomb da nga koy jëfee mu nekk ci sa xol nga dëkk ci guddi nekk ci bëccëg loolu la xale yi def xale bu setee loxo ay mag sa war a bokk ak ñoom sedd bi ngelaw lii mag mu politique ba toll fii mu toll ay gone jiital ko may jàng-jàngi rek yéen a ko waral te koñ bu nekk nañ ña nga ca koñ bu nekk ñoo nga fa di fa def lii mi ngi tolloog ni xale yi dañuy sëy te kenn du leen tere ab sëy ndax dafa baax xale yi dañuy liggéey te liggéey dafa xew as gor day ñàkk di tedd su bañee ko yeb ñu takk seen digg nag di liggéey loolu moo tax ñëpp duñu leen mën a dajalandoo aji jaati mi 2 heures la commencé ànd ak équipe kër gu ne mu dugg fa fu mu toll di ma téléphone taamati foo toll ma ne maa ngi jóg de taamati foo toll ma ne maa ngi sangu de ñuy wër di wër ba dama maire ba ci 6 heures jot na ma toll ñoo fekk seen loolu lay eggale nii waaye commencé wuñ ko ci 5 heures gi de 2 heures la xale yi commencé di wër ba tàkku saa na ma ñëw fekk leen eggale nii kon maa ngi leen di gërëm di leen sant aj jaata jërëjëf man dama ànd ak yow gis la ngay jongal ay gone ñu di la woo ma ne la ñii duñ lay doyee coupé sa téléphone bi nga ne ma xale yi def ci daara ji lañu war a jongal ma ne la yow yaay jongal xale nga ne ma waaw waaye nag bii passé ñee laa jongaloon yàlla na la yàlla fay te nag kaa ma yëgal leen
coono du réer te yàlla du fay ay wax bay jëf te yaa ngi jëf koñ bii man fi laa dëkk Sofraco gii am naa fi 30 ans yu seen wecc yàlla na yàgg am ci lycée si 27 ans lu fi yëngu xam naa ko ba fi doxu kër yi jaruñu woon dara kër gi sam xar ko jënd sama kanam kon fii xam naa fi ku fi liggéey xam naa la ku fi njuuma xam naa la gis nga njuuma li fi doon njuuma li fi doon njuuma di dénkaay dëkk ba dénk ko njuuma ni moom toog na doon dénkaay dëkk bi di ko dénkaane ba dajante koo xam ne ki du moromam kooko teg na ko da ko coiffé au poto li gone yi wax waaye yow loolu dalu la ay jaat loolu dalu la de mën ngaa jënd sa kër gi nekk ci koñ bi di puudar parce que di ma romb yaakaar ne man nga maa nax di ma woonaa ne maa yilif grand standing maa yilif Sofraco fii ku fii def xam naa la gis naa liggéey yàlla na yàlla jàppale kontaan naa ci li ngeen def président Macky Sall nag damay toll ne li duuf ci cin li lépp xajut ci nag wi xajut ci cin li waaye nag lu mu gàtt xam na ne ceeb moom yokkootul fenn dawlin yokkootul fenn keroog sax damaa gis sama benn xarit mu ne climatiseur la jënd ma ne ko loo xewle mu ne ma courant bi la ñu wàññi ma ne ko bon de sañ ngeen def yéen ñëpp ay climatiseur dafa set dafa tàng mu wàññi électricité bi ndox mi kenn daawu delu guddi dañ daan def ko yeewu guddi bi la sa morom mu yeewu balaa robinet yi tëj léegi dëkk bi yépp ndox la réalisation tool na foo xam ne fii kuy jaboot rek am nga foo mën a commencé teel bi waar la laa la wax kenn ku nekk commencé nga fa nga commencé di béy nañ ko def mbayum dëpp nekk nañ ko béy ba daje su boobaa la Macky Sall li la ñuy xam lim mébét ci réew mi ak li muy doxal ci réew mi ak li muy def ci réew mi université ku mos sa am sa doom am bac yaa ngay ñaan yàlla ay man fu ban kër lay dëkk sama kër ban doom lay def nangam ak nangam léegi Thiès gii dañoo am ba am sax faculté de médecine li gën a jafe ISE baa ngi nii di jàng ba am bac plus 5 te doo am benn qualificatif amatul da ngay jàng di liggéey di jàng métier ba lépp sotteendoo nga mën a jëlee sa ay waajur ñun Macky Sall ñoo ngi ci gannaawam tey ñoo ngi ci gannaaw ëllëg